ñaar ngay jël dem uti ay nit donc parce que loolu mooy liggéey bi quoi. liggéey bi mënul nekk wax ju bëri liggéey bi aussi man bugguma ci ay loolu parce que xam nga Ablaye Wade am na ko waxante ne fa la ñu teg fa la ñu yaakaar mais ce que je disais tout à l'heure Assane mooy Karim Wade dafa am lu ñuy xaar Karim Wade ñëw na Ablaye bari kaay Karim Wade dafay xaar fu ko woon ne ko ñun yow lañ bëgg dama wax ni jeunesse bu déterminé jeunesse boo xamante ne dafa am taxawaay jeunesse boo xamante ne dafay wone boppam parce que nag bu fekkente ni liggéey rek te yàlla tax bokk Karim c'est un homme d'état un homme d'état nag du bari wax du bari dugg bariwul génn loolu nag comme ni ma ko doon waxee léegi moom mooy poser ay question ma koy répondre ku fay xaar Karim nekkul Karim nekkul Karim aussi nekkul ci ay loo def ak lu ma def Karim xam na soo ko dee liggéeyal moom dana ko xam man ce que je disais tout à l'heure mooy man je n'attends pas que Karim m'appelle parce que Karim nu mu amee calendrier di ko dox man noonu laa amee sama calendrier doublement chargé di ko dox su ma Karim oowee yenn saa yi bu ma ko mënul jël nag fekk ma nekk sama liggéey di ko liggéey du ma ko jël man yàlla xam na ni buñ ma ñëwee fii agressé sama kër si benn affaire waaw xanaa kay président Abdoulaye Wade bu lay woo 1 heure de temps mënul laa jot kay wàññi jeex na yàlla seede na ko laan lëg ci ngoon gi bu doon waaye foo nekk da ko bàyyi ba gaawoo sax ma ne ko àdduna bi yëpp a waroon woo moo tax ku àdduna bi di woo dal numéro yi di dugg day génn xam nga moom il était obligé de passer par le numéro de ma grande sœur pour mën ma jot personnellement donc nit doo ko naw ci mi ngi lay woo wala woowu la nit danga koy bëgg te yàlla tax te wax naa leen léegi ne leen le président Ablaye Wade bi muy jël nguur gi en 2000 il n'était pas au Sénégal dafa nekkoon extérieur di liggéey ay projet man leen fa président tegoon loxoom ni point virgule Karim fa la commencé doublé ko romb ko di dem Karim du lekk du naan Karim du def lu dul liggéey pour l'avenir du Sénégal liggéey pour li nga xamante ne bu ëllëgee moom mooy doxal réew mi moom mooy doxal Sénégal donc ñuy waxtaanee loolu yàlla def Assane Bexi di sama frère di sama protégé parce que immigré la jóge Amérique jaar ci ay métiers yu bëri un exemple de jeunesse trop jaar ci loo xamante ne yàlla mun naa def ni nit bu am ngëm-ngëm rek moom mooy doxal nee na ni parce que ngëm-ngëm tey moo yóbbu Assane Diouf fi mu nekk ndax Assane Diouf su fekkoonte ne amul benn ngëm-ngëm bu may wax tamit yàgg-yàgg li mais on ne peut pas le faire Assane Diouf su amul woon ngëm-ngëm tey du egsi fi mu egsi man naw ko nag moom xam na biñ ko téyee léegi laay seet samay document xam nga tey damaa xëy sama benn kayitu kër gi ma xëy si hôtel yëpp bi kër gi ànd xam nga di ko wër mais dama ci gis permission wu Assane Diouf permission wu Khalifa Ababacar Sall ak permission wu Moïse Rampignon ñett yooyu laa tegale te damaa raa nag doo ko am dan ma cee perturbé sax ma doo ko am ma raa ba leen fekk ko fa mu nekk seeti ko waxtaan ak moom bi may taxaw assemblée défendre ko yéen ñëpp ngeen di jàkkaarloo moom wóor na ko ne moo ngi may doog a teg bët ak bët mais dama koy wax ni ko
doom la doomu Ablaye Wade la dooma rakku Karim Meïssa Wade la suma doom la suma rakk la li ma ko yéene laa yéene sama bopp ñun dafa am benn xeex bu ñu engagé boo xamante ne ñun waa parti démocratique sénégalais c'est le retour sans exigence de Karim Meïssa Wade donc xeex boobu ñun dañu ko ci soxla ci ñeneen ñoo xamante ne ñoom la ñu àndal ñu bëgg président Ablaye Wade parce que ñun président Ablaye Wade lañ bëgg ñun président Ablaye Wade lañ bëgg de xam nga man lay wax man personnellement man Karim c'est mon petit frère mais man Karim man Ablaye Wade laa bëgg xam nga Ablaye Wade tey su fekkente ni nit a ngi bëgg Karim Wade rek ba di ci ñeeblu da ngay jàpp ni am na ñoo xam ne dañ ni jooy nañ président Ablaye Wade waaye comme am nañ yaakaar ci doomam nañ topp ci ginnaaw donc loolu yàlla def na ko ñuy dalalaat Assane di ko wax ni welcome to the house fii sa kër la loolu leer na di la sant di sant sa mbokk yëpp nag ndax amul fu ma génnee assemblée nationale tudd sa tur te sama sœur woowu ma ni ma ay waay ñu jërëjëf dégg naa li nga waxati waaw nangam yow nag comme Assane déggal na la dellu moom yàlla def na ni man yaayu Sénégal yëpp laa manifestation pouvoir sax dama fay dem di ndax xamalu tax ñemeetuma man dafay am ci nit ñi nit ku nekk ak sa nit deret dafa fort bërki démb bi nga xamante ne madame le ministre Néné Fatoumata Tall day ubbi kii wu jeune maison des jeunes dama yónnee sama carte invitation officielle ba ma jot ci wóor na salatu ala nabi te su dul woon benn diggante bi ma am fi benn métier dama doon dem sans façon parce que man nag mbokkum Sénégal la waaye ku ne xam na suma diggante ak ki nga xamante ni mooy président Karim Meïssa Wade duma ko boole duma ko weccee ndax nag fii ma nekk tey ak lii ma doon tey président Ablaye Wade président Ablaye Wade la de lu ma am président Ablaye Wade la kër gii ma dëkk bii teguma ko ci ba ma nekkee député tey bii teguma ko ci ba ma nekkee député tey li fi nekk lépp ba ca kaw maa ko fi liggéey sama waaye li ma am danga ko bëgg di ko bokk ak jaamu yàlla yi moo ma gënal le luxe moo ma gënal tout ce qui s'ensuit parce que bu ma fi tabaxoon téeméeri étage man ci benn néeg laay dugg ci benn lal laay tëdd ci benn douche laay sangu donc ce n'est pas la peine de chercher des moyens dama bëgg rek liggéeyal le président Ablaye Wade ba mu sentir ni je suis sur le terrain mais liggéeyal sama candidat boo xamante ne pour man nit sax nañ ko cuub mais candidat buñ dul cuub la ñam ñoom candidat boo xamante ne xam nga nit ñi ko gëmul woon ñëpp bàyyi nañ ñu fi dem dama la wax sànq du conférence mais dama la wax sànq ne la ñi ko gëmul woon bàyyi nañ ñu fi dem dafa am luñ ko doon gëmloo loo xamante ni moo nekkul sur le terrain léegi nag comme nous sommes entourés de jeunes jeune mooy wax ak moroomu jeune Karim Wade bu jékki-jékki gis leen yéen ñëpp ngeen nekk ay jeunes mat des milliers sol ay t-shirt taxaw ne ko Karim dañoo bëgg nga ñibbisi dina am kuti mais nag Karim ne risque pas sa vie tout à fait parce que Karim moo amal njëriñ Sénégal moom mooy dem lijjanti ji barki dem ngeen dégg ci seen sécurité mu dem ca foofu dowaat Karim du nitu booloo koy doy yi nga xamante ni dégg nga maam wax ko ci xamuñu Gàmbi lañ jëm waaw Gàmbi seen xam-xam ak seen lobby passé wul Gàmbi ak yooyu Karim c'est un homme très quelque part waaw li ñu dàqee bi ci faat il est temps que sa vision quitte Diamniadio pour aller vers la vallée de Ranambé nga ne ko dàq na parce que danga nekk dañ laa sapp ci soow mi nga gañe ko loolu itam du mbir il faut dëkk bi ñu teg ko ci yoon
il faut nit ñi aussi teg seen mbir ci yoon. il faut que nit ñi di am xalaatu àdduna di boole di waxtaane parce que bu ñu ko deful réew mi di dox. yàlla mi ñuy seede na ne ba bët set maa ngi nekk ci te 9h laa yeew ci problème mu xale boo xamante ne musuma ko teg bët ñu téye ko ci ay wax yu sew sewaane ndaw affaire internet. mais yàlla dimbale na ko ci suturaam li ma la ne bu ma kenn gis ci meeting pouvoir nga ne wala nga gis ma du meeting quoi nga gis ma ci dara lu pouvoir nag nga ne Mame Diarra Fam PDS la lu mu fa wuti maa fa dem nit ñi dañ maa may cër. gis nga directeur Dakaractu bi ma ko waxee def ma ni mel ma naa mun ne waroo ma sa woon sax woo tegu ci baat ma ne ko soo bëggee ma bind leetar man soo bëggul ma ñëw raamal la parce que àdduna amul solo. mu ne moom damay bàyyi lu nga jàpp ci àdduna àdduna boo fa nekkee dangay boole. kon kooku tey bu defoon dara di Serigne Diagne ma di ko remercier au passage ndax cër bi ma jox ndax vidéo kenn xamul fu muy def. te lam ma wax man ak moom rek a ko xam ci téléphone. ba ma ko waxee laa woo Bamba Cissé ni ko Bamba Cissé j'ai eu un accord avec Serigne Diagne. Serigne Diagne nee na day bàyyi lépp lu mu jàppoon. léegi lii laa bëgg ñu def ko ni ko may ma woo Diène Marcel Diagne sama doom la. je l'ai connu Diène Marcel Diagne maa ngi moom def nañ 15 ans 17 ans ci ren ma jóg ma woo président Diène Marcel Diagne mu ne ma yaay ma ne ko am mu ne ma loo ma sant ma def ko ma ne ko écrit une lettre mu bind ko Diène Marcel Diagne il est plus proche peut-être politiquement mais rakku Macky Sall la. ci yenn kon tey kooku su defoon dara nga seen Mame Diarra ci kaw gradin yi nga ne Mame Diarra Fam bu PDS du mu fay wut maa fa def. parce que les gens jugent dañoo mën jugement de valeur. te nag man le délit de l'amitié man naa ko nanguwul kenn. man fa ma neex dem ndax je suis libre de mes faits et gestes kenn contrôlé wu mais nag je suis wadis jusqu'à la moelle épinière. kenn nee naa la démb rek dem naa fenn toog da koy raconté sax ay day jàpp ma ñuy waxtaan ci benn lieu de la place toog di waxtaan xam nga parce que dañoo amoon rencontre dem sonn ne xaaral ñu dem jël benn toog di waxtaan am ku rax ci waxtaan bi daal ni man la diw ma siggi xool ko ni ko yow mun naa mën a ko sama kanam mayewul jaayu dafa seer xaaral ma jóg wala ma fay indi fekk wala naan na dama ma fay indi malaka xaalis non 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 bu def noonu ma leen laay sama kanam mayewul jaayu sax xew kenn du ko filmé kenn du ko vidéo parce que ñun suñu temps lañ toog di teg temps di waxtaan suñu waxtaan donc jàppaleen ni bii parti lenn rek la manqué te mu war a am fii Assane war a am fële war a am ci région yépp mooy des jeunes engagés la détermination l'abnégation le patriotisme l'amour envers ce parti et ce candidat. Il faut montrer ak solidarité ak confiance nit ñi nañu gëmante parce que lu tax gis nga boo reyee juróom-ñeenti maam moo bu sa maama cee toog te maam moo gis di nga xam luy njëkk gis nga parti bi bu fi nit nekkee di lobby naan Mame Diarra c'est l'ami de Ablaye Bari il est contre Karim Wade buy boo moytuwul yaay mujj nekk place Ablaye Bari te bis boo ko defee mu metti il faudra nit ñi xam ne yàqante baaxul ngeen àndandoo juboo n'est-ce pas Ablaye Bari bëggante xajal ñëpp nag ubbi donc benn partie ouverture quoi parce que yéen a Assane ma leen di ziar du dëgg fi nga xamante ne moom mooy département de Pikine waaw dinaa jël parole ci ay gox yu fasanti ko tey ñun ñëpp ñu mun xamante mun gisante mun waxtaan mun a toog man aw ma fermeture man nii nga ma fekkee fii free chala fii nga may fekk boo moytul ca baax nga may fekk may jënd samay fukki dërëmu gerte di ko perte di lekk fii laa dëkk ginnaaw raay ndax ma dara man booy Pikine laa free xam nga donc yéen aussi wane leen côté boobu gën a duggante ak nit ñi gën a waxtaan ak nit ñi parce que nit ñi dañoo toog seen biir kër yi mérite certains responsables du parti parce que fii parti Abdoulaye Wade newu fi tey Abdoulaye Wade yàgg na fay nekk
def na fi 12 ans ci pouvoir am fi tous les maires du Sénégal. élection yi locales yi passé bu ñu ko perte c'est que certains anciens maires n'ont pas fait leur travail. moo tax félicitations au maire Abdoulaye Diop au maire Cheikh Dieng au maire Ndiaga Niang au maire Bara Gaye qui au moins ont sauvé l'honneur du Parti démocratique sénégalais parce que tout simplement danoo topp ci yoonu Ablaye Wade doxal na donc yéen aussi si seen gox yi bu leen déglu yu bari yoo xamante ne xëy na du nekkul mais jege leen section yi. li ngeen fa fekk parce que gis nga tool lu fay ñuul moo di fam ñett. du dëgg yéen jege leen mais yokku leen ku leen ci xatal nag ba ne leen mënu leen a bokk wala mënu leen a dugg wala mënu leen cee bokk parce que ay karimiste ngeen liggéey seen ngeen def seen travail de lobby fexe ba dajaloo ba yokk gis nga parti bi fu mu am fukk tey bu subaa mu am fa juróom-ñeent comme la ma leen waxoon rek ku jaay sa juróom-ñeenti maam bu juróom fukkeel ba ñëwee nga xam ñaata lay jar. parti bu amee tey 90 ci fii bu subaa bu parti bi amee 140 dina xam ne Ablaye Bari mi yokk na ci 10. élection yi passé législative dañ maa def ci liste député ma tagg sama passe Italie ñëw gàddu këyit bi spécimen bi dugg fii ci kon bi ci dëkk bi def campagne électorale comme tout le monde li yokk ci élection yi de législative yi xam naa li ko ci indi parti bi xam na li ko ci indi parce que damaa dugg fii def campagne électorale jëlee samay t-shirt di nekk Italie jëlee fa samay pancarte ba tey pancarte yaa ngi fi des am na ci yoo xamante ne ñi ngi fi des mooy feuille bi sama photo bi nekk Bamba mi ngi fi maa ko fi indi ñëw ànd ak ñii dugg ci koñ bi leen voté leen PDS parce que suffrage bi lu ci yokku ci man lay yokku mais dañuy gën a bëri ay député ñëw naa fii ci koñ bi en 2012 fii ñu ne kenn du fi taf photo Ablaye Wade am de ma génn sol samay training def sama jean takk sama t-shirt ci ginnaaw jël booy yi leen daas leen jaas yi ay ca ku ne duma ko fi taf ma tàccu leen ko waay. te boobu fekk naa fi ministre bu Ablaye la Wade noonu fii ci dëkk bi ñu ne kenn du ko fi taf miir bu ma neex taf naa ko fa ba Ablaye Wade bi ñëw département de Pikine jii ma takk samay saret ku yóbbu saret bi ak fas yi man mais comme du ma jege du ma ministre du ma dara am na ñoo xamante ni dañ naan dañ ko padronné wu mais bi may jaar fii ak kaar yi ci kaw kaar yi laa yéeg président Awa Diop boobu temps moo fi nekk. yëkkati moyen jox ma ni ma Abdoulaye Wade nee na ma jox la moyen jox ma ay tissu jox ma ay t-shirt ma defar samay t-shirt bopp yéeg fii kenn mobilisé wul ci dëkk bi ma mobilisé teg ko ci yoon génn jaar nii fii ba xool heureusement tali jàll ba tali bu mag lépp man la samay kaar samay booyu saret man leen comme que dañ ni kenn du fi taf léegi ay ca na ko dal ginnaaw raay kenn moomu ko waaw xeex rek la dugg te boobu fii laa fekk ñëpp fii laa leen fekkoon donc affaire bi imposition la foo nekk liggéey ak Ablaye Wade jàmm ni ñooy man fii ragal taxuma fee toog lii quartier la boo xamante ne amul problème du quartier délinquant du quartier dara mais quartier faati dangay xeex bokk xeexu bokk gars yi dañuy jéem a snobé te man yooyu doxul pour man man noo mën a mel ak loo bari la Assane su ma bëggee liggéeyal Ablaye Wade mënoo ci ma dara parce que li may am si sama teraanga nii maa ko moom te ku ma woon a nga wuy nag maa xew loolu la yàlla dogal waaw waaw. yàq leen comité bi foofu. waaw Galsen Assane mu lay nuyu Africa. nuyu Africa. yaa jël raw gàddu gi. te ba élection yi gagné quoi parce que déjà dem nañu